jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV amati mbégte ginnaaw bi ñu sante suñu borom mi ñu may kattan ak wér ba ñu toogaat fii tey ci seen édition spéciale bi ñu leen di jagleel ci seen télévision DTV ngir kon tojal leen faram fàcceel leen tolluwaayu Covid 19 ci nga xam mooy kon ci àdduna bi. tàmbalee ko Sénégal ndax wolof nee na bay ci feewu tànk ñu tàmbalee ko Sénégal xuus ci biir Afrique aslëf soog a dugg ci biir Europe Asie ba ci Amérique. pourquoi pas sax ñu dugg ci biir Australie xuus ca bu baax a baax ànd fak sunu ay correspondant ci biir diaspora sénégalaise bi ndax ñoom la ñuy collaborer ngir kon jox leen lépp luy xibaar yu wér ci wóor. tey jii bu ñu xoolee xam ngeen ni yemook altine maanaam doon lundi 20 avril 2020 situation bu Sénégal daañu ci ñëw waaye itam situation bi dans le monde ngir ngeen xam ni kon Covid bi ci boppam daal du ñeexum ñebbe du ay caaxaan itam mi ngi wéy di law. ndax fi mu toll nii lu ëpp 2 millions ci ay doomu aadama fi mu toll nii tembem ñi ngi amee li nga xam mooy jàngoro ji affiche baa ngi noonu ci seen tableau bi ngeen ko gis ci écran bi mi ngi noonu kon ñu bokk liirandoo 2 millions 416 mille 135 personnes ñoo nekk ay cas positif ci biir àdduna bi yépp lu toll ci tamit ñu tëdd nekk l'hôpital toll na ci 1 million 617 mille 213 personnes ngeen gis ni sax amaat na 48 mille 842 ci yokku kon daanaka da nga gis ni kon toll na ci daanaka ëpp na sax léegi 1 million 600 mille waaye 1 million ak daanaka 800 mille ci ay doomu aadama yu nekk l'hôpital waaye ci loolu am nañu suñu wér ndax lu toll ci 632 mille 983 personnes wér nañu boo ci doolee tamit li wér ci àdduna bi yépp démb toll na ci 37 mille 754 personnes mi ngi noonu kon chiffre baa ngi noonu waaye tamit li génn àdduna bari na gis nañu ko démb rek ci àdduna bi démb am nan ci ay décès 5222 personnes démb ci àdduna bi yépp 5222 personnes ñu génn àdduna waaye ñu gis tamit li faatu boo ko boolee yépp bari na ndax toll na ci daanaka 165 000 personnes boo jëlee 165 000 personnes 939 ak 5200 nangam yi faatu démb kon daanaka yaa ngi bëgg a jege presque ay 180 000 yoo xamante ni bi kon ay doomu aadama yu génn àdduna alors danañ ñëw un peu situation niveau national ma nuyu Sambou Biagui soog a dem ca Louga ànd ak Ahmed Diagne ngir xool situation bi à Louga Biagui yaa ngi studio 3 macha allah soo ko tamit tegu na ci yoon nga war ñoo jafal lu jëm ci situation bi tam waaye ma lay wooyee monsieur cartographie. jaajëf Modou Mbacké ñaa nuyu naa la bu baax a baax wala nuyuwaat naa la ginnaaw kon tey jii ci altine jile ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñuy bàyyi xel waxtu wi lee nga xamante ne moom mooy situation jëm ci wàllu kon li nga xamante ne moom mooy xeexu mbas bi lee di coronavirus ci kanam tuuti comme ni nga ko waxee dinañ ànd ak yéen ci lu jëm ci wàllu cartographie bi ak Sénégal fu mu toll ci coronavirus waaye tamit dinañ dem ca Afrique ñu xool la nga xamante ne moo fa gën a fës ci lu jëm ci wàllu xeexum kon li nga xamante ne moom mooy li di Covid 19. jaajëf Sambou Biagui danañu faram-fàcce lu jëm ci carte bi alors ginnaaw Biagui dañu dem ca Louga ci li nga xam mooy kon Njàmbur ci zone nord bi alors Ahmed Diagne bi je pense que añ nga ba noppi macha allah nuyu naa la ndaka waa Louga. waaw Modou Mbacké ñaa ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateur yu DTV di wax ne fii la ëppee. tabarakalla macha allah alors lan mooy information phare bi ci mbirum Covid 19 ci région de Louga fan yaa ngi doon wax ni amoon na fa ay cas yu fa amoon na it ay cas suspect yu nekkoon ci test ndax seen résultat ñëw na mbir mi fu mu toll exactement ci Louga. waaw boo ma ko bu dee di nga ma ko may bu ñu gëjee jokkoo mën nañ la wax depuis vendredi am na ay situation yu fi am ba jàpp tey ci altine bi xanaa pour wax la rek vendredi ci 17 avril bi nga xamee ne jokkoowuñu woon boobu Louga amuloon benn cas 28 lañ nekkoon au total bu ñu ñëwee ci samedi gi def nañ lu toll ci 10 prélèvement benn rek moom moo ci ñëw positif benn xale la bu jigéen bu am juróom-ñeenti at bu nga xamee ne moom la mi ngi woon ci benn village bi nekkoon fii Sàkkal ñu jaay koy mujj a évacuer fële ca Dalal Jàmm pour rek mu jege ki nga xamee ne moom mooy maamam pour faj bi amee foofu loolu moom moo taxoon ñu yóbbu ko Dalal Jàmm foofu ci samedi gi lu nga toll ci 29 cas yu nga xamee ne moom la ñu amoon démb ci dimanche bi ñu def 31 prélèvement kenn amu ci li nga xamee ne virus bi ba léegi ñu libéré woon ci lu toll ci juróom-ñaar lañ libéré mu nekk 29 au total nga dindi ci juróom-ñaar yi nga xamee ne ñoom ñoo wér mu nekk 22 sous traitement
tey ci altine bi def nañ 90 prélèvement waaye 85 yi rek moom moo ñëwagul comme résultat te yooyu yëpp dañoo négatif 5 yi dañ leen di defaat yeneen test dañ leen di yóbbuwaat pour ñu defaat leen test tey mën nañu wax ne ñeenti doomu aadama ñoom ñoo wér ci li nga xamee ne moom mooy feebar boobu tey kon bu ñuy jàppee ne Louga am na 29 cas 11 yi ñoom ñoo wér 18 personnes ñoom ñoo nekk sous traitement depuis tamit bi ñu signalé li nga xam ne moom mooy coronavirus bi fii ci diwaanu Louga ba léegi bu ñu defee rek situation totale bi mën nañu wax def nañ lu toll ci 456 prélèvements 29 cas confirmés 11 personnes guéries 18 sous traitement 59 confinés libéré nañ leen 239 sont en quarantaine loolu booy xool moom mooy situation bi fii ci diwaanu Louga. alors merci beaucoup Ahmed duma la bàyyee gudd ndax indi nga ay chiffres yu am solo am ndax da nga préciser ba jox ñu lépp luy chiffre ci région bu Louga mais ci mbirum xeex bi ndax c'est important ndax bu fekkente ni amoon na ay cas suspect yu seen ay test ñëw yu ci bari ci ñoom ñu bari ci ñoom daal di négatif kon da ciy baax ñu daal di mën a xam tamit xeex bi ndax lu ci ëpp askan wi lam ñoo war a dimbali kër docteur ba wattandiku gi foofu nu mu demee ci askan ci seen actuellement day ñëw rek bokkaat ci li nga xamee ne moom mooy ministre de l'intérieur arrêté bi ñu génne woon que ni port masque yi ñëpp dañu koy respecté tey gis nañ gouverneur génn na ci jëmmi boppam moom it wax ne fépp fu nga xamee ne nit dañ fay tase nanguwul kenn nekk fa te doo sol masque lu ko jiitu woon aussi moom médecin chef bi di Senghor waxoon na que ni gis nañ ni Louga sax xëy na gars yi ñu ngi koy tàmm ñu ngi commencé woon doon sol masque yi te jàpp na ne loolu lu am solo la mais lenn la gis ne ba tey des na mooy mesure individuelle yi mooy tey ngay raxasoo raxas say loxo ak gel ngay jël saabu wala ngay respecter tamit distance yi di éviter rassemblement yi loolu daal lañ gisoon Louga xëy na des na fi ba léegi ndax mën nañ ko wax boo wëree ci koñ yaa ngi ñi ngi def li nga xamee ne moom mooy grand place ñi ngi toog te duñu respecter distance yi yooyu aussi dem nañ sax ba ne pourquoi pas duñu jël takk der yi ñuy dem ci koñ yi di tas li nga xamee ne moom mooy jotaay yooyu di am mais ba léegi ñu ngi wax ne Louga loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ci des donte nag autorités yi chaque instant ñu ngi wax pour rek ñu mën a respecter mesures yi mais xaw na jafe daal fii ci diwaanu Louga ci jotaay yi nga xam ne moom la ñuy gis ci buntu kër yi. alors mais loolu tamit liggéeyu préfet la ci gox-goxaan yi liggéeyu gouverneur la pour toute la région mais ndax tamit Louga takk der yaa ngi koy wax Aly Ngouille Ndiaye wax na ko sax ni daañu fexe génne bu ko jaree alkaati yi ngir ñu mën a fexe ba askan wi sàmmonte ndigalu ko docteur yi mais est-ce que foofu ci Louga gisagul nga ni am na opération bu am ci loolu moo xam ku sant Diagne kuy ngénte ku mel ni yow ñu bëgg a tas ngénteem këpp ay booli ceebam yooyu ngir askan wi xam ni li du ay caaxaan est-ce que opération bi mi ngi am ci Louga. waaw opération yooyu mën nañu wax ne am na fi parce que booy xool vendredi bi passé rek loolu dal na ma puisque man maa ngi woon jógee ci ville bi di ñëw suñu koñ. amoon na benn dëj bu nga xamee ne moom moo fa amoon gars yi doon am rassemblement. mais gis nañ dañoo ñëw tas leen ñoom ñëpp dañ leen a ñëw tas leen ñi di daw fu nekk. ba ci man ñi sax xëy na takk der bi ñëw na ci man am lu mu def mais. jàpp naa ne foofu xëy na erreur la woon parce que au moins war na mën a def différence di peut-être foofu dañ koy suggérer lu bëree bëri que ñu takk der yi au lieu que ñuy ñëw di laaj loolu la ciy baax mais du ñu ñëw rek peut-être exécuter li nga xam ne moom la ñu war a def mais gis nañ ko muy ay xew muy ay dëj yi nga xam ne mu ngi fii am ñu ngi gis takk der yi ñu ngi koy tas moom rassemblement jëm ci ay côté événement yi foofu moom amu fi gars yi dañ koy tas mais xëy na kay jotaay yi toog ci buntu kër yi di naan café wala toog di waxtaan loolu daal moom lañ gisagul ne takk der yi ñëwaguñ di leen tas pour bàyyi la dem ca beneen gox bi diwaanu Touba ak El Hadji Modou Gueye sëñ Diagne Ahmed ndax ku wax Louga tam da ngay xam ne dafa am capitale régionale bi mooy Louga mais am na ay dëkkaan yu ko wër foofu lan mooy situation bi wala kaay yëpp ci région Louga dañoo englobé wu ci benn gox muy biir Louga commune wala Louga ci capitale waaw yi ñu jotagul woon yëpp booy xool ci Louga dañu wax dul benn xale bi nga xam ne moom moo amoon 9 ans mu nekkoon ci benn village ci Sàkkal moom lañ ñu signalé bu ne moom moo ko ci mais li ci des lépp daanaka bu ñu nanguta wax seen i identité dañuy wax ne ci Louga gi la ñu nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon premier contact bi ak cas communautaire boobu ak ñi nga xamee ne peut-être ñoom ñi ngi ci biir dëkk bi en tout cas mais
signalé wuñu exactement fi ñu nekk mais kenn ki daal xale bi nga xam ne moom yóbbu nañ ko dalal jàmm moom la ñu waxu sàkkal la ne xëy na fii ak suba ñu jéem a gëstu xool ci yeneen village yi nga xam ne ñoom ñoo des ak Louga ndax am na ñoo xam ne am nañ ko. voilà fii laa lay bàyyee dem ci El Hadj Modou Gueye mooy mbirum sagata googule ndax xam nga ne Louga dafa am marché bu mag bu am ci gox boobu muy sàkkal nga wax ko tam waaye sagata aussi bu ma juumut talaata la yaakaar naa am seen marché bi wala àllarba sax waaye marché bu mag la ci gox boobu nu kilifay def ak marché hebdomadaire boobu muy sagata. waaw mooy li ñuy kii rek pour respecter mesures yi parce que tey bu ñu leen waxee mooy ci marché yi mesures yi ñu jël fii à Louga moom la ñu wax ne moom la ñuy continuer ci marché luuma yi comme ni nga koy waxee yi nga xamee ne hebdomadaire la ñoom loolu lañ leen wax nañu respecter distance bi nañu wut ay lave-mains yoo xam ne dañ ko fay teg di raxasu aussi ñuy sol masque yi parce que tey loolu moom la ñu yóbbu ci yenn kii yooyu yëpp te gis nañ ko aussi ne boo wëree sax ci marché yooyu daanaka da nga koy gis ci nit ñi mais benn problème rek la ñuy am mooy fii bu ñu waxee xëy na dañuy jógee Sagata ñëw fii Louga rek mooy ñi nga xam dañ leen a jële woon ci marché police ak marché central bi yóbbu leen ci benn stade bu nekkoon fii foofu xëy na mesures yi respecté guñ ko à 100% te loolu dañ koy waxaat ba léegi di ko ñaanaat autorité lougatoise yi ñu jël ci ay mesures bu ko defee nit ñi mën a nekk ci jàmm mais lu ko mooy ci marché luuma yooyu ngay wax moom gis nañ ni nit ñi ñu ngi respecté li nga xam ne moom mooy norme yi nguur gi établir. jaajëf Ahmed Diagne am na ku ma yóbbante question naan ma Sagata Guet wala Sagata Jolof mais xam naa ni Sagata buñ ko waxee ñi ngi wax yëpp nekk ci Louga naam mais bi am marché hebdomadaire bi mooy Sagata Guet n'est-ce pas. Sagata Jolof waay. Sagata Jolof waay. merci beaucoup alors merci Ahmed Diagne ñu ngi lay gërëm yóbbante la nuyoo ci waa Louga ak la ko wër. alors ñu dem ci daanu Touba bala bu ñu ci Samba bu yàgg yi tey nag dañoo war a am aussi waa UNACOIS jàppoom ndax ku wax mbirum Covid 19 da nga wax tëj ay frontières moo xam ci jaww jeek jéeri ji wala sax géej gi ci xam nga ni Sénégal dafa doon réew muy jéggaani maanaam dañuy gumee ni tout le temps gumee ni ñu ko xamul mooy daanaka amoo mbay da ngay dem kon ci ku toolam xaw a tane nga noor fa jàppale ko ci nawet bi ngir bu noor ñëwee mu compal la ca la nga doon am muy gumee ni Sénégal nag ñoom daanaka dañuy gumee ni tout le temps ndax li ñuy bay daanaka doyuñu yeneen réew yi ay Inde la ñuy dem di fa jënd ceeb exemple la gis ngeen sax France nee ñu du ci joxati ay médicaments loolu tam xam naa ni bi yaagi da nga ko analyser un peu France moom dafa mel ni dem na ba situation bi daal dina ñëwaat mu ne du ci jox ay médicaments mais li grave foofu mooy kon léegi jàpp naa ni beneen point bi aaji dugal ci Covid 19 sama bi yaagi bokk na ca ni réew yi nag léegi fii lañu war a fexee mën a autonome maanaam ku ci ne tey gis nga bi mu nekkati ni jonn ka la doon compal di la jox as lëf lu mu néew da koy téye ndax da koo soxla woom loolu foofu lay demee ci El Hadj Modou Gueye ñu jël ko doog a ñëw ci sàmm bu yàgg yi El Hadj Modou ndaka waa Touba ginnaaw ba ñu jógee ca Louga. waaw Modou Mbacké maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi waa Touba ñi ngi fii ñi ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah bi information phare bi de xam naa mooy les cas communautaires. waaw information phare bi mooy les cas communautaires waaye sax xam naa dañ ci andi benn leeral parce que benn bi cas contact suivi la. waaye xam naa ne ci peut-être seen transmission ñoom xëy na am na njuumte bu ndaw bu ci am mais en tout état de cause am na juróom-ñett waaw dinaa ko faram-fàccee am na juróom-ñetti nit yoo xam ne fi toll ni ñoom ñooy pensionnaires yi nekk ci centre traitement Covid 19 bi nga xam ne moom moo nekk ci Touba Daaru Marnaan ñooñu nag am na ci sànq ñaar ñoo xam ne waxoon nañ ko démb muy ay cas contact lañ leen jàppe woon mais ñooñu moom ñun ñooy rectifier suñu bopp ay cas communautaire la muy ñaari cas Mbacké yi parce que médecin chef district sanitaire bu Mbacké di docteur Adama Aydara Mbacké moom moo wax ne ñaari cas yooyu nga xam ne nemmeeku lañ ko démb ci Mbacké ay cas communautaire lañ donc benn bi mi ngi nekk ci tableau caabi yi kenn ki nekk bijoutier kenn ki nekk marchand ambulant ñoom ñëpp ñuy liggéey ci marché Ocass beneen bi nga xam ne mooy bu bees donc loolu moo ko defoon juróom benn cas démb kon am na yeneen ñaari cas communautaire yu bees yu ci topp parce que démb ñaari cas communautaire yu Mbacké yi niveau national bi boole wuñ ko woon ci seen xayma kon ñoom tey buñ ko boole ñaari cas yu bees yi nga xam ne am na donc day nekk ñeenti cas waaye ñeenti cas yooyu benn bi mooy communautaire muy benn jaaykatu soow boo xam ne ay coow lay jaay ci marché Ocass moom it mu dal ko foofa mais waaw El Modou taxaw foofu tuuti
xam nga. waaw marché Ocass dafa am ñu fay jaay sow ma xam leen te des fois ma jaar fa boo deful ndànk taxawal foofu tuuti mbir bi dafa war a leer. géographiquement localisé ko un peu jaay ko sow fu mu nekk nu mu sant nu mu tudd. waaw non loolu moom Modou ba ñu ci àggee dina xaw a kii moom nañu yemandi foofu rek waxee daal. mën nañoo wax rek ne ab jaaykatu sow la bu nekk ci marché bi donc. en tout cas c'est très dangereux El Hadji Modou Gueye jaaykatu sow ci marché Ocass. mu dem ba nekk cas communautaire kooku waxuma la fan yooyu ñu koy gis rek mais ñaata client la jaay soow client boobu benn mbuusu soow bi mu lay jaay 200 francs ñaata ñoo koy consommer mais ça c'est grave hein. kenn xamu ko. waay c'est grave donc loolu moo ci am ak benn cas contact suivi muy mareyeur boobu ñu fi waxoon. soxnaam ci boppam moom mujj am Covid 19 ba. moom soxna sa ba mu ko amee nag. moom ma nga ca centre de traitement ba waaye doom jëm yoroon di ko nàmpal gis nañ ne yoragut Covid 19 bi moo tax moom dañ koo jële ci moom dénk ko ay bokkam donc kon mën nañu jàpp ne juróom-ñetti cas moo fi am yoo xam ne ñaar ñi Mbàkke lañu ne ay cas communautaire lañ donc tey jii mën nañu wax ne daanaka fii juróom-ñaar yëpp ay communautaire lañ yoo xam ne kenn xamut ñan lañ wàll kenn xamut ñu leen wàll loolu mooy situation Mbàkke bi leneen li nga xam ne aussi sëñ Modou nemmeeku nañ ko tey jii ci Touba Mbàkke mooy nit ñi donte ñi ngi raj-rajee ci biir bàyyeeguñu buuxante yi ci biir Mbàkke Touba yi parce que mi ngi fees ba léegi kilifa yi ñi ngi xalaat marché Ocass léegi nan lañ war a def ak moom loolu mooy la grande question parce que cas communautaire yi bëri na fa mi ngi law te kenn xamul exactement nan la ñuy def ak marché boobu ndax mooy marché bi fi gën a mag ñëpp bu ñu xëyee moo xam Touba moo xam Mbàkke dañ fay dem loolu nag ñoom bu ñu waxtaanee ci seen biir ba xam naa waxtaan peut-être ak kilifa yi nga xam ne ci wàllu diine ñoom ñoo yor dëkk bi danañu ci jël ay mesures pour que mën a freiner ne serait-ce que contamination par voie communautaire boobu en tout cas leneen li nga xam ne aussi Modou Mbàkke mën nañ ko ci ajouter mooy tey dëkk bi koo gis daanaka masque la sol loolu moom c'est bien benn kii bu bees la boo xam ne xaw ma ndax parce que ñoom en général décision état daawuñu ko respecté waaye li ñu mën a nemmeeku daal mooy nit ñi am na benn sursaut boo xam ne mi ngi tàmbali am ñu commencé nag di jël prise de conscience que ne yëf yi xañ ci léegi mu ñàkk des ci guy moo tax tey koo gis ba ci ay màggat yoo xam ne sax dañuy jaay yenu seen plate di jaay am na ci ñoo xam ne sax yoruñu masque waaye dañoo jël kaala seen gémmiñ kaala seen bakkan ngir wone ne ñu ngi moytu feebar bi donc loolu moo du nekk loo xam ne lu am importance loolu sax moom moo tax aussi ci li may terminer peut-être mooy li nga xam ne mooy sensibilisation tey aussi ay sensibilisation à outrance moo am ci dëkk bi muy Touba muy Mbàkke damay jël exemple Mbàkke rek plateforme boobu di Mbàkke suma gox jël nañ ay thermoflash yu bëri ak ay jumtuwaay yoo xam ne jumtuwaayu xeex feebar bi la jébbal ko poste de santé yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Mbàkke parce que nee nañ Mbàkke dafa nekk dëkk bu ndaw boo xam ne bu fi feebar bi duggee mën naa lor ku nekk ñoom tey ji dañoo xëy ci suba ba léegi sànq rek lañ ko jeexal remettre matériel boo xam ne wax nañ aussi dañuy lancer li ñuy wax système raxasu dama fa xamoon fàtte terme bi indi muy kudduku Mbàkke rek tegal la ci benn endroit boo xam ne ñoom waa Mbàkke suma gox dañ la tegal fenn foo xam ne boo fa rombee rek di nga fa gis benn lavoir boo xam ne da nga fa mën a raxasu dañu waajal nañ aussi junniy masque yoo xam ne dañ ko tasaare ci dëkk bi loolu aussi maire bi mi ngi ciy liggéey te yaakaar naa ne bu ñu ko wéyalee dina am lu bëri loo xam ne dina ko andi ci El Hadji Modou teyel ligne bi maa ngi en duplex ak kenn ci waa Touba xam naa doo ko miin jombul Modou Mamoun Kane bokk ci lii di ay émigré xam nga ne bu ñu waxee région de Diourbel wax Touba dafa bari foofu ay émigré moom fi mu toll nii bokk na ci ñi toog Sénégal xëy na seen xel ma nga France bëgg a seeti famille bi même génn réew mi fi mu toll nii yëmbul Modou Mamoun Kane maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Modou ñoo ngi lay siyaare bu wér. ndaka waa Touba. waa Touba ñëpp a ngi fi di nuyu sëriñ Modou moomu ci Touba. waaye El Hadji Modou Gueye waaye. El Hadji Modou Gueye di rafetlu liggéey bu baax a baax xam naa ne bu ma mënoon a am téléphone am dinaa jokkoo ak moom. après incha allah alors yaa ngi ci Touba di bàyyi xel la xew bitim réew mais fi ñu toll toogaay fii Touba naka la famille bi daanaka lu ci ëpp ñu ngi bitim réew
yow it fi ñu toll nii tëj nañ jaww ji mënuloo génn Sénégal ci bari nga ci ay moroma moo tax tey DTV ni dana jël kenn ci sénégalais yi bloqué wu fii xam naa daañu jox ak mel sax Yoroba ci wàllu guddi mel am na benn collectif bu taxaw lu ëpp 1150 sénégalais yu jëmoon war a dem Italie dañ fee bloqué wu mais noo koy dundee instant bi Modou Mamoune Kane blocage fi nga xam mooy ci Sénégal. waaw sëñ Maodo gannaaw bu ñu la siyaaree ak ñi nga xam ne yéen a bokk rajo beeg techniciens yeeg liggéeykat yëpp wax dëgg yàlla ci tur mboolem ñi nga xam ne ñoo ne ci bitim réew maa ngi leen di jottali seenu cant ci yéen ak seenu ñaan ak seen ngërëm kon nag li ci des mooy ñun yàlla dafa dogaloon ñu ñëw ci réew mi ndax sunum réew la màggal si doon fi noppaluwaale yàlla dogal bu yàlla fekk ñu fi ñu nangu ko it ndax Touba moom képp koo xam ne yàlla dala fee dugal moom fi la dund neexee fi la dee neexee waaw fii moom man loolu laay wax li ci des nag mooy dañoo bàyyi sunu njaboot fële suñuy doom ak suñu soxnaak ak suñuy activité yëpp mu nekk dogalub yàlla ñu sant ko yàlla rek di wax nag li nga xam ne sëñ Modou moom dëkk Touba wax bala ma koo fàtte mooy damaa gis fii bu ma yëgee sareeti fas yi ñooy distribuer mburu mi dañ koy sotti ci ay sareet dañ koy coffret def mburu mi ci biir def ko sotti ko ci biir sareet bi noonu di ko duñ yor gaa duñ yor dara yor dëkk bi bu fajiree ñu wër dëkk bi kër guñ wàcc jël juróomi mburu wala ñaari mburu ak seen loxoy kese ñoo jox ko borom mburu mi del siwaat jëlaat biir doon oto bi rek buñ gànnuwaaye sax na ma yàlla bal am na ci koo xam ne ba mu gànnuwaaye sax man dafa wàccaat daal noonu la wàccaatee maanaam mburu mi kenn du ko takk kenn du ko muur kenn du fa enveloppé waay noonu lañ koy sottee ci sareet bi kër guñ wàcc rocc ñaari mburu ak loxoy kese ñëw jox ko borom mburu mi loolu tam yaakaar naa ne sëñ boobu na ko wax ne ko da ko siiwal xam ne sareet yi distribué mburu mi ci Touba ay sareet yi te sareet yi sax bu bëccëgee dañuy transporté ay nit te duñ ko raxas duñ ko fomp loolu Modou Mamoune Kane El Hadj Modou Gueye day ay ñu interpellé aussi fédération nationale des boulangeries boo jëlee waa section Touba ndax loolu lu ñu yàgg a wax la am na ku ñu fay wax sëñ Jaxate Moustapha Jaxate moo leen jiite mais kooku jàpp naa ni li mu def ñoom dafa jot nag ku mel ni préfet ku mel ni ki gouverneur bu région de Diourbel jël ay matukaayam ci wàllu gu ni mel ndax tam bépp boulangerie wala kum ci mën di doon da nga am obligation wu respecter wér-gu-yaramu doomu aadama yi mbir bu tolloo fii waruñoo bàyyi kenn ngay jëfandikoo jëmtukaay boo xam te ne bii dafay lor askan wi xam nga ne loolu charrette nga war a distribuer mburu même oto sax am na façon oto yoo xam te ne bii ndax wërta yor mburu di ko yeb ak yebbi ci benn façon bi ndax loolu mën naa lawal jàngoro yi bare bare Modou Mamoune Kane xam naa dama lay bàyyi après nga tàggatoo dañ doon leen jël rek ngir xam fu ngeen toll ak lu jëm ci dëkk bi ak waaye tam mbokki nekk France yaa ngi déggante famille bi amuñu ay jafe-jafe xëy na ñi nga bàyyi ci France. ñu ngi sant yàlla dama cee bëggoon wax benn baat ci une minute rek. allez-y waay maanaam damaa bëgg yow mi sa baat xaw a kawe nga laaj ndax immigré yi ñuy wax ndax ñi nekk ci Europe yor ay nationalité soit ñu ne français wala italien nga xam ne ñoom seen kayitu sénégalais ñoom delloo nañ ko ay kayitu français lañ yor. aide bi ndax ñoom concerné la leen wala concerné wu leen ndax bari na fa ñu fa nekk. ay sénégalais lañ yoratuñ kayitu sénégalais ay kayitu tubaab lañ yor ak seeni adresse. te ñooñu ña nga fa di sonn. loolu laa bëggoon a laaj. macha allah ba xam ñooñu ndax ñooñu immigré yi nekk foofu ñooñu tey sénégalais yoo xam ne ay français lañ léegi. wala ay italien ñooñu ndax aide bi concerné leen wala déet. am na beneen mbir bu mu bëgg a dolli ci wàll googu ku xam Touba xam ne dëkku immigré la aussi ñu bari ñu ngi mel ni yow ñëwoon fii daal di fi taga témbe am fi lu ñu dippee blocage du ñàkk daañu soxla ku leen dimbali est-ce foofu yëg nga ni am na benn xëy na benn organisation ci wàll gi pour man it ndimbal gi nga xam état da koy génne mu néew ko bari ku ne mën ci am sàq ndax tam alalu askanu Sénégal la. man nag li nga xam ne moom laa dund Europe nga xam ne gisaguma kenn ku nekk ci Europe kii fray la fa wala mar wala tuuraak ci genn gi man bu ma sañoon bu ñuy dimbale it xanaa ñun immigré yi nekk ci Afrique ñu dimbale leen man buñ ma laajoon immigré yi ne Afrique ñooñu la ñuy dimbale waaye ñun ñu ne Europe bu la ci kenn nax ñun mën nañoo yor xiif du ñu fray ndax européens yi dañoo am ay aide ñun ñëpp am ay aide man damaa retraité fonctionnaire la waaye ñi nga xam ne dañ daan jaay ba bàyyi njaay mi dañoo am aide boo xam ne lu mu néew mat na 400 000 par weer loolu man maa ko wax am naa ñeent fukki at France surtout en Afrique aussi ñu ba leen dimbali bu baax waaw ñu ne immigré yi nekk Europe ñoom ñëpp am ay aide boo xam ne day dem ba 300 000 400 000 minimum par weer ñëpp a ko am amul exception kon nag bu ñu dee dimbali nañ dimbali immigré yi ne Afrique te amuñ ku leen dimbali gannaaw
gannaaw ñun Afrique Europe moo ñuy dimbale. bu ñuy ñaan moom la ñuy ñaan bu ñu yalwaan Europe la ñuy yalwaan. kon ñun ña fa ne ñun nañ yor comportement tubaab yi nañ dimbale africain yi. bien sûr bien sûr. nañu jox bu ñu fekkee mën nañoo dimbale nañ ko dimbalee africain yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique waaye ñun ñu ne Europe moom ku nekk bu la ci kenn ndax koo xam ne bëccëg bu ne nga lekk 50 000 Sénégal mënuñoo jox lu ñu doy. dëgg la xam nga dund ba moo cher te Sénégal mënul jox immigré bu ne 1 million. te fi mu ne nii boo xëyee bu dee Europe lu mu néew ne da nga lekk 30 000 40 000. waay kon daal da nga jàpp nañ ko dimbalee Afrique dund ba ñuy dund fee Sénégalais mënuñoo dimbalee lu tax ñu yëg ko mënta ne nañ dimbale africain yi fii. wala xaalis bi ñu jël ko bàyyi ko au moins ñu ne passeport yi xaalis bi ñuy fay ay passeport ñu annulé kenn dootu fay passeport xaalis bi ñuy yóbbu foofu ñu bàyyi ko ku bëggati passeport ñu defal la ko gratuite loolu it bu ko defee ñëpp lay jot jaajëf ci jeexal nga baal ma am na ñoo xam ne fañ ne lañ war a passe aller retour pour jël seen xaalis bi moo ëpp fuuf seen passe moo ëpp fuuf pour jël loolu tam lu aja bàyyi xel la macha allah waaw lu aja bàyyi xel la jaajëf xam naa daañu gën a amal occasion bu gën a yaatu nunu ñu waa Touba El Hadji Modou Gueye gis nga am nga liggéey bu rëy foofu gis nga reportage bu war a am foofu mais aussi la régie ñiy bàyyi xel di TV ci diaspora bi ñu ngi laaj live Facebook bi alors ak ci YouTube bi El Hadji Modou yaakaar naa kon foofu am nga fi benn interpellation directe boo xam te ne bii da nga wàcc sur le terrain gis fédération boulangerie nekk Touba ndax tamit distribution mburu ci ay saret yàgg na mais moment bi nag du lu gën vraiment. dañu ko interpellé ci loolu. Moustapha Diakhaté suñu xarit la. xam naa ko nit ku baax la donc moom lu xew ci wàllu boulangerie sax moom moo ñu njëkk a informé. ñoom jëloon nañu ay mesures ci loolu. ndax arrêté waaye day li muy def fii ñu ko bàyyi muy jàll baaxut de. waaw moo tax ma ne am na arrêté muy def nii moom di ko bàyyi muy jàll du lu baax. absolument am na benn arrêté boo xam ne am na ci wàllu woowu. ci wàllu pain bi. donc mais fii jafe-jafe fi mu ne nii mooy arrêté yi fi jot a am yëpp. amul benn boo xam ne ci jamono jii ñuy waxe nii ñu ngi koy respecté donc loolu mooy jafe-jafe bi. maanaam li nga xam ne mooy application. décision yi état bi jël. amul ay nit yoo xam ne Moustapha Diakhaté sax gis nga ko moom mi ngi may wooni ci sama numéro donc xam naa ne. non jël ko interroger ko en direct mu jàll interroger ko en direct mën na nekk. waaw Moustapha Diakhaté may jël Moustapha may jël waa INACO waa jàppoo ndax ñoom tam ñu ñuy xaal ci ligne bi aussi. waaw Moustapha dafa mel ni mën ngeen a dégg son bi en direct. c'est ça la Moustapha dégg nga interpellation bi nga xam ne. waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Touba andi nañ ko ci wàllu mburu yi ñuy teg ci sareet yi di ko jaay ñu bëggoon nga andi ci ay leeral yaa ngi en direct ci télévision DTV. waaw sëñ Modou Gueye ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga bokkal plateau. ñu ngi nuyu tamit Modou Mbacké Niang moom daf may fonto waaye bu ñëwee Madiana dina ko jàpp génne ko Touba bàyyi ko noonu. léegi ñun xam nga secteur bi ñu nekk dafa sensible. dañu bari ay charge yoo xam ne ci lu ne la ñuy nekk. surtout ci côté social waaye bu fekkee ci côté boulangerie la bul yaakaar ni ñun ñi nga xam ne suñu métier la dinañ nangu kenn koo xam ne day jóg di yàq li nga xam ne ci lañ nekk ndax ñun moom lañ am. donc da cee am ñoo xam ne nag dañuy dugg ci secteur bi ba pare te maîtriser wuñ ko xamuñu ko ñooñu ñooy ñëw xool nu mu gën a yombee rek ñu defee noonu mais man yàgg na maa bëgg depuis Modou Mbacké Fall pour ñoom sareet yi nga xam ne ñu ngi servir mburu nga xam ne loolu dafay taasal suñu liggéey ñu jéem a xool nan la ñuy def ba jëlee leen fi. parce que même service d'hygiène réunion bu ñu mas a am man dama leen doon woo ñu ñëw fekke ko dama leen doon yabal ci boulangerie yi ñu sensibiliser boulanger yi jàngal leen li nga xam ne noonu la ñu war a comporter ko côté boobu moom defe naa réussir nañ ko parce que Touba ay kilifa fi nekk yoo xam ne bëgguñu leen a jox loo xam ne day am ak wala mu doon loo xam ne suñu diggante ak suñu njaboot day am problème. waaw jërëjëf Moustapha defe naa loolu leer na dañu àggalee waxtaan wi après maag yow. El Hadji Modou Gueye El Hadji Modou Gueye rapidement sëñ Modou est-ce que mën na la jox dogal ni la suba daañu dakkal livrer li nga xam mooy mburu mi ci ay charrette dama bëgg mbir mi gaaw ndax moom xam na ma bu baax ñoo maanaam moom sorewuñu kër parce que njabootam xam naa nag mburu mi muy jox bi muy jox njabootam du ko dugal ci charrette Moustapha Diakhaté waaw Moustapha Diakhaté xam naa ne déggul peut-être question boobu bon mais bala may terminer mooy loolu ñun danañu ci def ay dox yoo xam Moustapha dégg nga question bi la Modou Mbacké posé nee na ndax ci lu gaaw li gën a jàmp ndax pare ngeen pour jël dogal ba loolu dootul am. waaw xam nga ñi nga xam ne ñoo ngànk bureau boulangerie yi. man dinaa leen contacter mais man sànq rek maa ngi jotanteeg préfet ci beneen wàll. mais loolu moom day loo xam ne duñ ko bàyyi mu jàll parce que loolu ñun suñu domaine la te ñun lay taasal du yéen. damay bëgg Modou Mbacké mu comprendre ne boulangerie bu amee salte ñun la
te comme yàqal nag te ñun bëgguñu mu yàqal ñun ndax ñun ci suñu askan lañ nekk ak suñu ay kilifa ñun dañoo war a wane bon exemple El Modou dégg naa ngay wax arrêté boobu ngay wax mais arrêté boobu génnul ren arrêté bi yàgg na fi ay at gis nga Sénégal dafa am loo xam ne man ko am loo xam ne mënaguñ ko dañuy may nit ñi ab temps ñu jéem ko mais gis nga mburu dañ ko war a jaay ci kees ko wëree su ko jaay ci boutique alimentation kooku leer na mburu tamit dee su ko raxas dañ koy jël lekk ko noonu kon ki koy defar war na koo waaj allez-y El Modou dafa mel dafa am rupture alors El Hadji Modou xam nañu koy fet jaare gërëm ko fa moom Moustapha Diakhaté il faut ñu gësam ko tuuti faqat ko ngir mbir mi gaaw dakk ni mu gën a gaawee ndax sama njaboot dañuy jëfandikoo mburu beneen njaboot ndaka noonu ci mën na indi leneen ak leneen Moustapha daal ngeen gaaw ci nu mu gën a gaawee dakkal loolu nga xam mooy livré mburu mi ci ay oto alors ma nuyu waa ina ko jàppo Moustapha Sy Ndiaye Ousmane Sy Ndiaye aussi Ousmane Sy Ndiaye ma nuyu ko ba noppi alors Biagim sama Biagim mooy monsieur cartographie bala may dem ci Ousmane Sy Ndiaye ba tey ñu dugg ci mbirum commerce bi ñu xool ak carte bi nu mu demee Biagi situation Sénégal xam naa du ñàkk nga am benn commentaire un peu ci suñu liaison ak Modou Mamoun Kane El Hadji Modou Gueye ak intervention wu Moustapha Diakhaté ci mbirum mburu mi ak manque d'hygiène gi foofu ci yenn yi. surtout ma insisté Modou Mbacké ci ki nga xam ne moom mooy sunu correspondant di Modou El Hadji Modou Gueye parce que boo seetloo bu baax a baax intervention depuis le début coronavirus bi ñi di tane dafa alerter toujours dafay alerter waay bu ñu naan mu ngi wàññeeku muy naan attention nañ def attention parce que cas communautaire yi mën na am boobu cas communautaire amagul Touba. bi muy alerté boobu amagul. donc tey jii bu demee ba mu nekk épicentre dafa mel ni li mu doon alerte nit ñi bàyyiwuñ ci xel. parce que yaakaar naa ne alerte comme ni ñu koy waxee junj doy na borom xel defe naa moom junj woon na ko bu yàgg. nañu topp li nga xamante ne moom mooy lii kër docteur Digue. donc mu nekk loo xamante ne lu am solo la. donc di ko jaajëfal moom mi nga xamante ne. koy moom mooy El Modou Gueye foofu nga xamante ne moom mooy ca Touba alors wax nga ko léegi li nga xamante ne moom mooy Touba ak Mbacké di nga ki gis ci carte bi ci kanam dafa nekk léegi loo xamante ne moom mooy daanaka axe du mal la parce que coronavirus mu ngi feeñee fa nga xamante ne moom mooy marché ba donc boo xoolee kat yëpp ci wàllu cas transmission communautaire ca Touba la donc mën nañ wax ni foofu axe boobu ñu xool ni ñu koy fajee mooy fi nga xamante moom la ñuy nooyee léegi l'axe du mal mooy diggante Mbacké ak Touba parce que virus bi encore une fois dañ koy fàttali moom du yóbbu boppam dañ koy voyager loo waaw ni ñu voyager di dugg kaar yi moom tamit noonu lay duggee ci biir doomu aadama yi di voyager moom noonu rek la mën a voyager du jaar ci ngelaw bi du jaar ci oto du jaar ci kaar du jaar fenn fu muy jaar mooy ci nit ki moom mooy moyen de transport am moom coronavirus alors bu ñu defee dañuy def tey wax nga ko li nga xamante ne moom mooy la situation générale bu Sénégal bu ñu xoolee tey total confirmé mu ngi ci 377 Sénégal bi mu coronavirus mu duggee ba léegi fii lañ toll ñu ngi nag à temps zéro moom la ñuy wane nii grâce au ministère de la santé plateforme bi donc total confirmé mu ngi ci 377 ci Sénégal. ñi nga xamante ne ñoo nekk sous traitement ñi nga xamante ne ñi ngi nekk ci kër docteur ñi ngi leen di faj ñu toll ci 136 loolu mooy total. sous traitement du Dakar rek mais fépp ci Sénégal total bi ñi la toll 136 ñi nga xamante dañ leen faj ba ñu wér ñu ngi toll ci 235 ñaari téeméer fanweer ak juróom ci wàllu li nga xamante ne ñoom faj nañ leen ba yàlla may na leen seen i jàmm may leen ñu wér ñu ñibbi seen i kër district yi nga xamante ne moom la laal mu ngi toll ci 24 gox ya goxaani ñii la laal mu toll ci 24 districts la laal boo ko xaymaay mu ngi ci toll ci 8 régions du Sénégal dinañ ci dikk léegi alors ñi nga xamante ne ñoom ñoo décédé ñu ngi toll ci 5 donc loolu mooy li nga xamante ne moom mooy situation bi générale au Sénégal alors ñu gis ne nag tey am na loo xamante ne bees na ci mooy les cas communautaires bi ñu càmbaree yëpp tey ñu jàpp ne ci li nga xamante ne gis nañ ko mu toll ci 10 ci 10 yi juróomi ay cas communautaire la yeneen ni juróomi ay cas transmission cas contact la ñeneen ni transmission communautaire
gox yi nga xamante ne moom la laal da nga gis fii nga xamante ne moom mooy au niveau de Dakar centre dafa laal bu baax a baax côté contact toujours maanaam li nga xamante ne moom mooy ci contact yi donc mun nañu wax ne Dakar Sud moom moo encaissé ay nouveaux cas yoo xamante ne ñëw na mu toll ci léegi ci 68 ci ay cas yoo xamante ne am na ko fii ci Ndakaaru ba léegi au niveau de Dakar Ouest ñu am ci 62 fi nga xamante ne moom mooy Touba mooy 3e position moom moo am 35 Louga mu am 29 Goudiri am 24 donc lii mooy li nga xamante ne moom mooy fi nga xamante ne moom mooy cas yu gën a fu mu gën a bare au fur et à mesure ñuy wàcc da ngay gis ne fii Dakar Centre moom moo enregistré kon démb ay yu bees mu am nekk ci 22 Dakar Nord am yu bees tey jii waaw fii il faut ñu insister fii parce que li nga xamante ne moom mooy cas bu bees bi ñëw mu ngi foofu li nga xamante ne moom mooy ci Dakar Dakar Nord fii nii Yëmbal xam nga ne fii tamit épicentre la ci xeex ci li nga xamante moom mooy coronavirus bi ñu ngi toll ci 15 démb gis nga ne dafa yokk mais li ci gën a garaaw mooy que ni dafa am cas yoo xamante ne c'est des cas de transmission communautaire ci la jaar cas yooyu am te ñëpp xam nañ fi nga xamante ne moom mooy banlieue ba nu mu mel Yëmbal nag bu ñu ko waxee mooy fi nga xamante ne moom mooy fi ñu woowee Farba moom moo am ay cas communautaire donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Guédiawaye mu ngi ci 12 cas yoo xamante ne signalé nañ ko foofu la donc loolu mooy situation générale ci Sénégal alors dinañ gis ne ci diagramme bi mooy dafay am maanaam loo xamante ne dafa normalul c'est-à-dire seen cas yi nu mu nekkee Sénégal normal day yéeg di wàcc day yéeg di wàcc gis nga loolu mooy indi ñàqare parce que bu doon wàcc muy wàcc da nga gis ne li nga xamante ne moom mooy situation bi ñu ngi ko bëgg a contrôler mais fii le problème mooy que ni diagramme bi da lay wan ni amul lenn loo xamante ne dafay firndeel Sénégal mu ngi ci voie mu amélioré wu wala mu ëpp parce que boo xoolee premier jour bu mu feeñee ñu ngi ci 2 mars 2020 fii 10 mars 2020 ñu ngi woon ci premier cas ba mu dem ba 10 mars ci la ñu am premier cas maintenant bu ñu demee nag ba fii nga xamante ne moom mooy 11 avril bi da nga gis jour boobu mu am 2 ba ñëpp yaakaar ni vraiment coronavirus bi vraiment daf ci voie de disparition Sénégal léegi mu contrôler li nga xamante ne moom mooy feebar bi mais dafa jékki-jékki yéeg 11 boo xoolee ci image bi dafa jékki-jékki yéeg 11 wàccaat ci 8 donc mu nekk loo xamante ne dafay metti contrôler alors fii bi mu yéegee fii nga xamante ne moom mooy ci 11 bi dafa jékki-jékki wàcc ci 7 bi gis nga mu wàccaat encore ci 6 maintenant jour bi ñu yaakaar ne xëy na léegi mu jeex gis nga Modou Mbacké mu jékki-jékki remonté dem ba 15 alors que bi nga xamante ne moo gën a fu mu gënoon a bare mooy cas comme cas Sénégal fii la woon c'était le 14 fii gis nga 20 cas la amoon alors mu ñëw ba fii mu ñëw ci 15 cas mu ñëw 15 cas mu nekk loo xamante situation bu doy waar la mu wàccaat mu nekk 13 cas loolu yëpp ñu ngi yaakaar ne xëy na day wàcc mais dafa jékki-jékki def benn dafa daanu boo xamante ne ba ñëpp yaakaar ne mooy fii nga xamante ne mooy bi mu amee le 11 avril 2 cas fii mais foofu la jékki-jékki dem 11 jékki-jékki ñëw 8 donc la situation bi dafa complexe boo xamante ne kenn mënu la wax ni vraiment léegi ñu pare ci wala fii lañ ci toll wala ñu ngi contrôler wala ñu ngi def nii alors ñu ngi xool nag sur le plan général bu ñu duggee ci carte bu Sénégal dinañ gis ne 8 régions effectivement parce que sànq wax naa ni 24 ñoom ñoo 24 districts la moo laal mais bu ñu duggee ci biir Sénégal di nga gis ne 8 régions ñoom ñoo jotagum laal ci li nga xamante ne moom mooy coronavirus bi alors dañ koy commencer à l'extrême extrême bi mooy fi nga xamante ne moom mooy ci Tambacounda gis nañ ne fii donc laal na bu ñu jógee Tambacounda wàcc fi nga xamante ne moom mooy la région de Kolda dañuy raison en termes de région parce que 8 régions la jotagum laal donc Tambacounda ensuite mu ñëw fii à Kolda mais foo gis rek boule bi mu ngi tourner Modou Mbacké c'est parce que la situation est assez grave loolu mooy ngay gis lu mel ni deret muy gën a
muy gën a tourner donc loolu mooy Tambacounda avec les 24 cas yi nga xamante ne xew na am na foofu la ca Goudiri. Kolda fii la situation ñu ngi ko vraiment maîtriser pour le moment mais damay emprunter El Modou ci li nga xamante ne moom mooy li muy wax di sensibiliser di naan ñun ñëpp mën nañ nekk ay cas yoo xamante ne mu ngi suñuy biir donc nañ def attention mais à Kolda ça va ça respire très bien ça devient dangereux à Ziguinchor parce que beneen décès bi démb le 5e décès foofu la jógee nga xamante ne moom mooy sa Ziguinchor ba léegi moom tamit cas yi mu ngi gën a yokku parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo yokk les dernières 72 heures ça c'était Ziguinchor ci la bokk. alors bu ñu jógee foofu dañuy tëb la Gambie parce que Gambie moom laaluwul noonu mais dañuy ñëw fii à Diourbel la situation Diourbel dégg nga sànq ki ma nekk moom mooy El Modou ci situation bi muy joxe par rapport en tout cas à Covid bi 26 la woon départ ñu dem ba mu des benn cas boo xamante ne moom moo wéruloon ñu jékki-jékki yaakaar ne dafay jeex mais gis nga lu ci am avec les cas communautaires la situation t'est empirée foofu nga xamante ne moom mooy au niveau de la zone centre notamment fi nga xamante ne moom mooy ci Diourbel ñu jógee foofu ñu dugg Thiès aussi des cas yoo xamante ne gis nañ ne moom tamit mu ngi à chaque fois foofu tamit c'est comme l'ensemble du Sénégal du ñu xam exactement du ñu mesurer degré bi parce que du ñu xam est-ce que dafay wàcc wala dafay yéeg parce que dañuy gis ne tey day am cas suba du am cas donc foofu tamit Thiès c'est un peu dangereux ma des ci triangle bi nga xamante ne dama la ko tracé woon keroog mooy l'axe Louga Diourbel Thiès triangle bi Louga gis nga foofu tamit tomb bi mu ngi gën a xonq ça veut dire tout simplement temps yi ñu ngi respirer parce que 24 heures yi daanaka amul wala 48 heures yi amul cas foofu nga xamante ne moom mooy ca Louga donte ne épicentre la ci wàllu li nga xamante ne moom mooy kon li di cas coronavirus bi. alors maintenant mu des Dakar la 8e région bi nga xamante ne elle est touchée ci lu jëm ci wàllu coronavirus bi sans compter maintenant Saint-Louis bi nga xamante ne mu ngi ci kaw a kaw amul cas yu ci yokk ci wàllu li nga xamante ne moom mooy le plan global ci wàllu propagation coronavirus bi. jaajëf monsieur cartographie Sambou Biagim néew naa la sàng ginnaaw mburuma ak la ca aju ci mbirum denrée alimentaire la ñu daal di sóobu ndax ñi ngi en duplex ak Ousmane Sy Ndiaye kilifa la ci Unacois Jàppo kuréel gu ñu taxawal boobaak léegi mat na daanaka lu ëpp fanweeri atu yàlla waaye it ñu gis ni ñu ngi yëngu ci mbirum njënd ak njaay ci xam ngeen ni fi ñu toll nii daanaka mes naa wax ni bari na ay réew yoo xam dañu ëpp seen ay frontières ci jaww jeek jëri jëk géej gi ci ku ne xam na ni Sénégal dafay jéggaani Ousmane Sy Ndiaye maa ngi lay nuyu ndaka waa Unacois Jàppo. sëñ Mbacke maa ngi lay fay sëñ Mbacke maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax. jërëjëf di la jox nuyoo waa Unacois Jàppo yëpp ak président Ibi Thiam ñu ngi sant yàlla. te ñu ngi fas yéene sàmmonteeg geste barrière yi. fexe également marché bi dox. alors marché boobu sax mu dox est-ce que mi ngi dox ndax xel mën naa dal ki sant Diagne ak Fall yaakaar ni xëy na ceeb bi ak lu jëm ci blé bi defar mburu mi diwlin nga xam daanaka lu ci bay dañ koy jëggaani ndax stock bu doy dëgg mi ngi fii yéen ñi commerçant yi da ngeen mën a wax Sénégal lu leer donte ministre bi ñu dénk commerce muy seen tutelle nee woon na am nañ stock gu xëy na ñetti weer ba mu ko waxee léegi leemu mat weer ak jëm ñaari weer ndax xel mën naa dal ci ni dëkk bi denrée yi am na fi wala déet. waaw comme nañu ko waxee woon ci njëlbeenu xeex bi depuis début mars boobaak léegi ñu ngi taxaw temb ci mobiliser wu pour que li nga xam ne moom la marché bi yittewoo mu mën a teew mën nañoo dalal xel yi ministre du commerce waxoon na ko dëggal nañ ko fii ñu toll it ci xeex bi au mois d'avril di dégmal koor bi jël nañu daal toutes les dispositions ba nga xam ne ñi importateurs yi nga xam ne mooy seen liggéey ñu waroon am stock am nañ ko jàpp nañ ne daal lu jëm ci ceeb dëwlin suukar ak li nga xam ne moom la ak pat saabu ak yi sénégalais yi jëfandikoo loolu jàpp nañ ne mën naa bañ a am benn jafe-jafe ci wàllu disponibilité ak benn jafe-jafe ci wàllu prix gis nañ ne tamit bi nga xamee ne gouvernement bi mu ngi waaj a jënd vivres yi loolu mu war a jox ménage yi amoon nañu tuuti tiitange ndax quantité yi mu annoncé woon ne moom lañ jënd dafa xawoon a am solo ba tax na seetlu nañu ci ni façon bi nga xam ne moom la gouvernement bi jëndee jëndin wu xarañalu jëndin la boo xam ne ànd naag xel ànd naag intelligence
ba tax na ceeb bi nga xam ne moo nekkoon ci biir marché bi daanaka gouvernement bi laalu ko parce que fa mu jëlee ceeb mooy importateur yu mag yi nga xam ne amoon nañu ay encours te duggagul ci marché bi bon en gros daal mën nañu jàpp ne yaakaar nañu perturbation am ci biir koor gi ci wàllu denrée alimentaire. alors yaa ngi tudd sànq gouvernement bi jënd na ceeb xam naa ceeb bi soxal nañu bëri mais dëgg la xel mën naa dal mais yéen waa UNACOIS lu ëpp ci baana yi bu ma ko waxee mooy commerçant yu mag yi indi ceeb bi xamante ngeen wala ñu bokk UNACOIS jàppoom est-ce que mën nga ñu wax fi ñu toll ni environ ñaata milliers de tonnes ceeb moo fi nekk buñ ko booleek bi ñuy bay ci waalo bu dee instant bi stock bu bari na wala déet ngir ñu mën a xam environ stock bi ñu am naka la mën a téye Sénégal ndax aajanam tiit wala jëru ko ndax xel dal rek yomb na mais boo ñu jox ay chiffres un peu ñu mën a comprendre situation bi naka la demee. waaw Modou Mbacké maa ngi lay rassuré waat wax naa ko léegi xanaa ma jàll ci chiffres yi di rassuré waat njóobeen yi saaleen yeeg njaaneen yi njaayeen yi stock de 400 000 tonnes yi nga xam ne moom la ministère du commerce annoncé woon daanaka li ci yëngu amul solo parce que li ñu doon ragal mooy li gouvernement bi di jënd 146 000 tonnes yooyu jëlee ci jóge ci 400 000 tonnes de stock yi ñu amoon waaye demeewul noonu ba tax na daanaka globalement 350 000 à 400 000 tonnes de riz mu ngi encore ci biir réew bi te am na yeneen en cours d'importation yoo xam ne nit ñi déporté guñu ko génne guñu ko donc mën nañu jàpp ne daal fii ak ñaari weer li nga xam ne moom la marché bi teewoo ci wàllu ceeb sénégalais yi seen xel mën na cee daal. alors dama xamul ndax loolu doy na la wala. waa léegi doy na ma lan mooy jàngatu ak gis-gisu UNACOIS jàppoo bi nga bokk ci njëndum ceeb bi état def fi mu toll nii coow li bari na marché bi ni ñu ko joxee nii amul xëy na daa am kumba am ndey kumba amul ndey dégguma ci waa UNACOIS jàppoo ci DTV lan moo ci seen gis-gis. waaw déggoo ci UNACOIS jàppoo parce que UNACOIS jàppoo amul ci benn problème gisuñu benn jafe-jafe ci ni nga xam ne noonu la gouvernement bi doxale amul benn contestation wala ay recours yoo xam ne suñu membre yi bokkoon ci njënd moomu gouvernement bi doon defal nañu ko kenn ñëwul ci ñun kaas dégguñu kenn ku bokkoon ci biir marché boobu marché wu ceeb dem ci rajo yi wala nga dem ci télé bi kaas booleeg nag expérience bi ñu ci am parce que critère de base yi nga xam ne moom la gouvernement bi liggéeyee te ministre Mansour Faye yoroon ko soriwul ñetti critère rek la li ci njëkk moo doon kan moo am stock au moins 5000 tonnes de ceeb am jamono ji ku mu fekk nga denc 5000 tonnes bu ceeb day fekk muy sa métier nga ciy liggéey waaye bu dul sa métier ngay homme d'affaires rek buy dox ci ay intérêt du fekk nga fàggu ko donc fekk na commerçant professionnel yi nga xam ne seen métier la woon ñu fàggu ko ñaareel ba kan moo gën a am njëg bu yomb loolu it boo xoolee prix bi nga xam ne moom la gouvernement bi jëndee muy 275 000 la tonne boo dul importateur doo ko mën a jaayee donc bu fekkee ne grossiste nga da ngay jënd ci importateur ba mënoo jaayee waat 275 000 day jafe lool parce que charge yi dafay bari ñetteel bi gouvernement bi préciser également képp ku ci am ceeb te mën a jaay njëg bu yomb fas yéene bokk ci njënd bi may def na nga signer benn engagement sur l'honneur pour wane ne loolu ñu wax am nga ko ñaareel ba nga nangu it ne loolu livré lañ lay fay su ko defee jàpp nañ ne dana jafe dugal tappale waaw loolu dana jafe dugal tappale trop ba tax na jàpp nañ ne daal bi opération bi demee ñun waa UNACOIS amuñu ci problème gisuñu benn professionnel u ceeb également bu ci am ay problème dox na ci anam yi mu waroon a doxee. ndax Rayane HM moomu dafa bokk UNACOIS jàppoo ku ngeen xam la ci organisation privée yu Sénégal yi wala loo ci xam ci moom. non xam nañ ko opérateur économique la yor entreprise de droit sénégalais nekk ci réew mi di liggéey sos ci ay emploi ni ñu ko xamee rek nekk membre UNACOIS jàppoo yor carte membre UNACOIS jàppoo di jëflante ak de grands importateurs yoo xam ne ñoom it ay membre UNACOIS jàppoo lañu donc dama lay fàttali ne bi nga xamee ne gouvernement bi agité ne objectif d'autosuffisance en riz ci jamono yële ñu génn te président yëkkati woon ko bëggoon réew mi moom boppam ci wàllu ceeb te mu taxoon ñu war a signer benn accord de commercialisation ak gouvernement bi dama lay fàttali ne loolu UNACOIS la ko gouvernement bi dénkoon ñun ñoo ko signé woon
boo déggee fii ñu toll ci jamono déggatoo méventu ceebu mbay mi sénégalais yi léegi miin dañ ko nangu nañ ko consommer bu ngi jar dafay fekk nag opérateur yu mag yooyu ma lay wax ñoo ci dugaloon seen loxo. justement foofu laa bëgg dem ak yow ci mbirum ceebu bu waalo bi ndax nag kuy jëgaane wala kuy wàlle yaan day fekk sa dëkk dafa tëggul mbaadu ba tey ndax nee ñu ceeb bi nga xam te ne bi loolu sax lu wér la lu ci ëpp maanaam lépp sax daanaka ceebu importé la loolu ndax sagal na baykatu Sénégal yi nekk ci waalo diwaanu dex gi yàgg a tex seen gànjax bëgg a faj seen njàmbat waaye bi ñu soxlaa dëgg-dëgg ñu dem jëndi ceeb boo xamante ni bi ab indien moo ko bay wala ab pakistanais sax jëmbul bàyyi baykatu Sénégal yi. waaw bu fekkoon ne baykatu sénégalais moment bi nga xam ne moom la gouvernement bi di jënd am na stock yi nga xam ne moom la soxla wala mu am lu mu ci am lu mu mën a jaay bu ko fi gouvernement bi bàyyee di stocku beneen ceeb bu baykat bu étranger bay loolu danañ ko ñaawlu waaye jàpp ma ne noonu la demee parce que ñun ci suñu bopp vérifier nañu au niveau de la vallée soxla woon ay quantité mais daanaka quantité yi nga xam ne moom la nit ñi soxla woon pour mën a bokk ci loolu di nuru appel d'offre amu fa woon ci renseignement yi ñu am daanaka ceeb bi amoon ci vallée bi yëpp suñu mbokku waa Touba yi daanaka fa la ñoom ñoo ko jënd ci ñoom pour fàggu ko ceeb boo xam ne dañ ko mën a toggee lii waa Touba jënd ko li ci des mu dem côté Tamba ak yooyu donc bi gouvernement bi di jënd ceeb dëgg foog naa foofu ci vallée bi amul woon stock boo xam ne daal war naa mën a tax ñu naan gouvernement bi bàyyi na fi paysan sénégalais bi di dooleel paysan tey loolu kon day wane waat ne Ousmane jot na nag dëgg-dëgg politique agricole bu dëgër Sénégal war na ko mën a am ndax nag fi la ñuy xamee fi leen war a jëlee leçon bi fexe am autonomie ci wàllum gàncax ci wàllum mboq wàllum dugubu suuna wàllum lépp luy xeetum dugub yi ba ci ceeb bi tey ndax jàpp naa ne occasion la woon Sénégal gën a bàyyi xel tool yi nuñ koy fonkee bay am loolu xam naa beneen débaalam mais dëgmal nañu koor ku ne xam na ne bu ñu dëgmalee koor consommation bi dina gën a bari lu ci ëpp mooy mbirum suukar waxtu daana fekk nga dégg naa ne Mimran seen xarit bi Mimran nga xam daanaka suukar si moom kenn du ko laal da ko daal di aaki moom ngeen ragal ko lool tamit daanaka commerçant bu fi laal suukar si boo defu ndànk ñu roq sa ndigg ndax Mimran dinaa ko tudd dégg naa kenn du ko tudd nag waaye dinaa ko tudd mais alors nu ngeen def ak coowal Mimran suukar si koor gi ndax lépp dana mën a matale. waaw ñu ngi ciy am yaakaar bu baax parce que boobaak léegi nag ñu ngi dégloon di autorité yi. boo koy xool ci contexte bi daanaka nag bii xam nga dafay contexte bu particulier xam nga njiitu réew mi bu demee ba ne l'heure est grave. du dëgg jël disposition yi mu jël yuy wax xeex benn xeex rek fi nekk mooy daan coronavirus. xeex boobu rek ci la ñu bëgg a jàpp. ba tax na boo koy seet liñ daan yëngu sax ci wàllu marché wu suukar wàññi nañ ko bu baax a baax waaye nag dafa rawati ci contexte bi contexte la boo xam ne jàpp nañ ne gouvernement bi war naa veiller ba lépp loo xam ne alimentation la sénégalais consommateur sénégalais daf koy soxla loolu war naa veiller ba loolu mën a teew ci biir marché bi donc te li ñu xamee capacité de production wu compagnie sucrière jàpp ñu benn yoon ne li marché bi soxla dana ko mën a assurer wala boog bu ko mënee na jël engagement bi wax ko ñëpp su ko defee lu ci am ñu mën a xam ne ñoom la mais bu fekkee ne importé mënu la ñàkk à la kulli haal commerçant sénégalais yi ñoom la ñu war a positionné ñoom it ñu jël seen wàll ci marché bi mën koo fournir pour que consommateurs yi mën a jot ci suukar si parce que enjeu bi dëgg du rek stock yi am mais foog njëkk yi aussi bañ a yëngu njëgi justement moo ci ëpp solo njëkk yi bañ a yëngu mën a stable bu mënula wàññeeku mu yokk ndax bari na ci ñoo xam ne dañ daan xëy di lijjanti dépense ci la ñu yore woon seen kër tey mënatuñ ko ñu leen di incité pour ñu toog seen biir kër bari na ci ay salariés yoo xam ne ñu ngi chômage technique ba tax na tey am njëg wala am dépense mel na ni jafe na donc bu ñu nekkee ci contexte boobu foog naa ne dafay baax ñëpp ñu ko seq dawal yërmande moo tax appel boobu daal lay lancé appel boobu le président UNACOIS Idi Thiam di lancé boobaak léegi nag mu ngi ci te rek moo ci mujj ci suba def nañu visite du sud xool suñu benn membre opérateur économique bu mag industriel boo xam yu am solo ci wàllu dëwlin am ko ci chocolat am ko ci bouillon am ko ci pâte am ko ci saabu alors moom dem nañu say capacité de production am foofu tamit
xel dal na bu baax a baax. teyel ma jël waa Espagne ndax su ma ñettee ci yow bëgg naa ñu xool ndax kañ la ñuy dakkal maanaam monopolisation bi nga xam dafa am mu am ku ko téye rek sukkar si ni kenn du ko laal loolu yàgg na depuis des années ndax yéen commerçant yi da ngeen a amul doole mën a dugal seen loxo ci sukkar si wala exactement lan la privé national bi yooyu yëpp daañu ci ñëw léegi bala ma jeexal ak yow alors bal ma jël waa Espagne Momar Dieng Diop naka waa Espagne maa ngi lay nuyu. Momar Dieng Diop. Modou Mbacké maa ngi lay fay bu baax a baax. ndaka waa Espagne ndaka situation bi foofu la ci mbirum Covid bi mi ngi law a mi ngi dellu ginnaaw. jiwaanu Espagne xanaa dañ koy balal rek ndaxte xam naa ni fi mu toll nii temps bi aussi xoj na la bu baax a baax. li nga xamante ni rek moo tukkee fii ci diwaanu Espagne. liñ mën a wax ci wàllu décès yi fi mu toll nii mu aajo ci coronavirus fi mu toll nii mi ngi wàcc nag jamono yi bu baax a baax ndax li ñuy remarqué fi mu nekk nii mi ngi toll ci 449 décès ci tey ci benn bis bu doon wax ay 900 ci 800 tey vraiment wàcc na bu baax a baax cas yi aussi ñi nga xamante ni ñoo ko am toll na fi mu toll nii ci 200,210 ñi nga xamante ni à 24 heures ñoo ko am aussi mi ngi toll ci 4,266 ñi nga xamante ni ñoo am nañ jàngoro ji ba wér ñi ngi toll ci 80,587 ñi génn àdduna lépp mi ngi nekk 20,852 information bi nga xamante ni aussi dinaa ko joxe rek mu aajo ci li nga xamante ni mooy communauté sénégalaise bi et comité bi nga xamante ni moom moo war a saytu lépp lu nga xamante ni mooy ndimbal li nga xamante ni le président de la république son excellence Macky Sall jëmale na ko ci diaspora bi ñoom rotal nañ beneen communiqué démb ci ngoon communiqué nag li nga xamante ni moom lay wax mooy ñi nga xamante ni ñoo aajo maanaam cible yi nga xamante ni ñooy am priorité ci ndimbal gi nga xamante ni président joxe na ko ki ci njëkk nag li nga xamante ni communiqué bi fësal na ko mooy sénégalais yi nga xamante ni dañoo nekk ci secteur informel bi maanaam marchand ambulant yi ak ñi nga xamante ni daal li ñuy liggéey fay ñu ci sécurité sociale fay ñu ci dara maanaam informel bi beneen ñi nga xamante ni aussi mooy cible bi mooy retraité yi nga xamante ni dañ fay nekk fi mu nekk ni te fayeekuwuñu benn pension ci diwaanu institution espagnole yi loolu rek aussi dafay wax tey tax rek fi mu toll nii aussi li nga xamante ni mooy ñoo fiy nekk di liggéey war nañu xalaat aussi ëllëg si bu ñu demee ba liggéey ba retraité ñu xool aussi nu ko nañuy xool ni ñuy valoriser ba ñuy fayeeku seen ay pension de retraite beneen bi nga xamante ni ci cible yi mooy personnes yi nga xamante ni ñoo nekk en situation administrativement irrégulière mooy ñi nga xamante ni dañ fay nekk Modou Mbacké te amuñu këyit nekk situation irrégulière beneen cible bi mooy étudiants yi nga xamante ne dañ fay nekk ci diwaan Espagne te amuñu bourse ki ci topp muy sénégalais yi nga xamante ne dañoo fay ñëwoon te bloqué wu Espagne keneen ki ci topp allez-y Momar Dieng Diop ki ci topp kan la lii ak beneen bi ci topp bu maanaam jeexalatim mooy bépp sénégalais boo xamante ni daal dafa Covid 19 bi daf koo laal li nga xamante ni aussi Modou Mbacké war naa koo mën a fësal tey ji mën koo confirmer ginnaaw bi mu amee waxtaan wu yàgg ak ki nga xamante ni mooy ambassadeur son excellence Mariam Sy mën nañoo fësal ni fi mu nekk nii fii ci diwaanu Espagne 30 millions dugg na fi 30 millions yooyu fi dugg nag dafa am ay priorité ginnaaw bi nga xamante ni comité bi saytu na ko ñi nga xamante ñooy priorité mu d'abord ki ci ñi ci njëkk mooy ñi nga xamante ni suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne dañoo ñëwoon Espagne daal di fi bloqué wu ñeneen ñi nga xamante ni mooy ñi ràññee xam ne dañoo am feebaru Covid 19 bi ak famille yi nga xamante ni aussi dañoo am seen mbokk yoo xamante ni dañoo wàññeeku ci li nga xamante ni mooy Covid 19 fii ci diwaanu Espagne ñu jàpp ne fi mu nekk ni ñaari sénégalais wàññeeku nañ ci loolu mais ñaari sénégalais aussi wàññeeku aussi ñu fàttali aussi ki nga xamante ni mooy ambassadeur son excellence Mariam Sy ñoom fay nañ yépp frais yi nga xamante ni dafa relatif ak li nga xamante ni mooy seen inhumation maanaam ñu denc leen ci anam yi nga xamante ni ñooy seen ay convictions religieuses beneen bi nga xamante ni moom laay terminé ci cible yi aussi mooy bépp ki koo xamante ni daal dafa am jàngoro waaw wax naa ko maanaam ki nga xamante ni mooy prise en charge yi nga xamante ni mooy frais d'inhumation yi loolu rek li Modou Mbacké mooy li xibaar yi nga xamante ni moo tukkee fii ci diwaanu Espagne di ñaax suñu mbokk yi wax dëgg yàlla plateforme bi fi mu nekk ni ñuy bëri na doon wax plateforme bi baaxul mais plateforme bi fi mu toll nii ubbeeku na opérationnel na nañ ci bindu ku ci ne na ci ku ci war a bindu na ci bindu bu ko defee après ñu xayma ko ñoom aussi la nga xamante ni ministère des affaires étrangères et Sénégal mu wàcc ko fi nga xamante ni fa la ko war a wàcc Modou Mbacké jërëjëf Momar Dieng Diop leer na du ma am benn question bu ma ciy dolli macha allah jërëjëf ñu ngi lay gërëm ni lu ñu waa Espagne bu baax a baax ndax dem waxtaan ci lu yaatu lu mel noonu la ak mbirum aide beeg ñoom seen nu su ko war a tasaaree alors daañu dem ca France tey du ma ni may sa mbay lay doon waaye benn produit la produit 100% DTV Excaf Télécom Ibrahima Fall incha allah ñu ànd ak moom léegi incha allah Ibrahima Fall xam nga li naan
aatu ma réeroon feeñ na waaw aatu ma réeroon feeñ na Covid bee ko feeñal Ibrahima Fall fe nga xamoo ca France alors bala may delluwaat ci Ousmane Sy Ndiaye ma jógee Espagne dem France alors Ibrahima Fall. Modou Mbacké Niang. waa Sénégal namu nan la lool ndaka waa France. sant yàlla bu baax macha allah. alhamdulilah leen namm yéen itamit. leen namm yéen ñëpp itamit. mbaay yëpp mi ngi am évolution positive. waaw sant yàlla bu baax. ndax kat bu ñu sukkandikoo ci information yu mujjee yi. ni ki démb comme ni ko Jérôme Salomon defee. C'est le directeur général de la santé au niveau de la France. Comme tous les jours da koy def à partir de 19h 19h30 wala 19h15 ça dépend dañuy am information yëpp mise à jour comme ni ko gars yi di waxee. information bi gën a important nag dañuy wax ne mooy que France mu ngi ci 11e jour consécutif boo xam ne mbir yi dafay wàññeeku ci cas de réanimation c'est important parce que situation la boo xamante ni kenn ku ci nekk mu ngi koy xaar kenn ku ci nekk tamit mu ngi bëgg am lu mel noonu 11e cas de réanimation yoo xam ne 11e jour consécutif yoo xam ne dafay wàññeeku c'est important mu di loo xamante ni kenn ku nekk mu ngi koy xaar itamit bu ñu ne 19 718 décès au total c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que bu ñuy compter nombre de décès yi day am côté bu nekk muy France muy Espagne muy Italie muy États-Unis muy partout mais dañuy signaler 7649 cas ñi nga xamante ni ñoo gaañu dans les EHPAD mooy boo ko xoolee mooy li ñuy wax les établissements d'hébergement des personnes âgées démunies maanaam ñi nga xamante ni ñoom lañ màgget yi ñuy denc ci yenn kër yi pour ñu leen di surveiller côté yooyu xam nga c'est pas difficile mais c'est un peu compliqué pourquoi parce que seeni mbokk mënatuñu leen gis ndax kat ñu toll nii li ñu mujjee jël comme dogal mooy dinañ leen permettre comme ñuy am ay visites maanaam benn par benn wala ñaar mais dañ koy organiser ba tax kenn ku ci nekk mën a am say mbokk di ko gis parce que c'était dur nga am sa mbokk denc ko ci dans les EHPAD te mënatoo koo gis ba noonu mu génn àdduna itamit te doo ko mën a denc wala doo ko mën a seet si loolu moo tax on s'est réorganisé du côté de la France avec ministère yi nga xamante ni ñoo yor wàll wi ñu mën a xool naka la nit ñi di def ba seen askan mën a di gis seeni mbokk loolu aussi ñu gis na démb 395 maanaam ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom doomu aadama yu génnaat àdduna ni ki France fii mu di lu doy waar ndax dañu gis ne mbir yi mu ngi baissé. alors oui Ousmane boo ko xoolee da ngay yaakaar ne mbir yi dafa compliqué ba léegi alors que demeewul noonu parce que ñi nekk en réanimation ñenn ñi ñoo ciy génn àdduna ñooy dem. mais bu ñu xoolee li nga xamante ni moom lañ jël comme dogal ñu war a génn le 11 mai. ñu war a génn comme déconfinement mais pas total. C'est un peu partiel. Déconfinement partiel. C'est partiel. Partiel lay doon parce que fii ñun nekk côté Nantes fii bien vrai que cas yi dégguñ ko fi comme par rapport à la Loise. par rapport ak Paris par rapport à Marseille Nice et autres. mais cas yi nga xamante ni ñoom la ñuy indi jëlee ko Paris indi ko fi Nantes. pour ñu leen di faj loolu moo tax fii respect bi. presque ni ñu koy respecté Paris. presque fii nu ko raw lañ ko respecté. alors Ibrahima Fall xam naa ni information bi ma njëkk a jox mooy solo si mooy mbir mi ngi am bees mi ngi wàcc xam naa li fekk ëllëg bu nu jokkoo waatee dina gën a wàcc bu baax a baax mais jàppal ni mbooleem DTV groupe ex CAF Télécom ñu ngi wéy di la ñaanal lépp doon tawfeex ak jàmm di la wax ñu ñu waa Nantes ak li ko wër sant yàlla sa copain Mansour Sow mi ngi lay nuyu bu baax gërëm di leen sant merci beaucoup mais ne leen waaw sant yàlla bu baax lépp jaajëf bi nii alhamdulilah alhamdulilah leen nuyu di leen sant jaa ngeen jëf jaajëf mon frère Ibrahima Fall ngeen xam ko DTV namoon ko ci ay reportage mu am tuuti jafe-jafe ci wér-gu-yaram nekk foofu di faju ci France ñu koy ñaanal dil si waat ak jàmm alors ma delluwaat ci Ousmane Sy Ndiaye bala may génnaat dem xool aussi la diaspora ndax waxtu waa ngi tàmbalee sori ma dem tam jeexal ak Sambou Biagui Ousmane Sy laajoon naa la ko sàng ndax jot naa la ko junj ca mooy kañ la
dëgg nag le privé national ndax man gëm naa ni Sénégal fii mu toll nii jot na ñu jël ay leçons yu mag fexe ba sunuy réew am doole ndax jëggaane gi ëpp na li fi ne ci entreprise étrangère di fi gagné ay milliards bari na ca bi Sénégal soxla ñu comp tuuti di ko jox état Sénégal ca booba fekk na ñi fi ne privé national naam duñ am marché yu bari amuñu liggéey bu am solo waaye teewul dañoo comp dañoo tibb bu baax jox état loolu moo tax may dem ci yow ni kañ la ni dëgg nag dooleel le privé national rawat na mbirum commerce bi ndax sukkar saa ngi nii di génne ay milliards par an waaye sénégalais bu ko laal rek boo deful ndànk dem ardo ca kaso ba. jërëjëf Modou Mbacké foog naa ne question bi ngay posé wu moom la réew yi nga xam ne yëpp moom seen bopp soxal na leen moom la ñuy posé wu fi ñu toll parce que contexte coronavirus bi dafa wane ne réew mu mënul sa bopp ci jafe-jafe ngay dëkk parce que situation dana ñëw doo gis kenn ku la dimbali. dëgg la xam nga wax nga ko sànq bi ñuy gouvernement bi doog a woote di def appel maanaam dox nañu 2 semaines doog a dégg suñu mbokk yi secteur privé international yi nekk ci réew mi doog a tàmbalee yëngu te boobaa léegi taxul sax ñu dab secteur privé national loolu daf lay wan ne bay ci sa wewu tànk gis nga nag contexte bi ak jafe-jafe yi mu jur bu fekkee ne yeewul gouvernement yi yeewul décideurs yëpp kenn dootu ci yeewu mais am naa yaakaar ne wan na gouvernement bi ku ci nekk sa tolluwaay ak sa taxawaay wan na également gouvernement bi li nga xam ne confusion la woon ci diggante profilu secteur privé yi loolu yëpp leer na ci seen bopp moo tax dañu jàpp ne stratégie bi ñuy wax te mu jëm ci relance parce que dañu ñaan yàlla nu mu gën a gaawee yàlla stoppé propagation maladie bi ñu jubluwaat ci relance économique bi relance économique bi nag dafay mbir moo xam ne mbir moo am solo la parce que lañ ca war a jiital mooy li nga xam ne mooy tax réew mi mën a am moom boppam d'abord ci wàllu dund parce que loolu jot na sànq yaa ngi ko doon dund enfin ba mu jotee sax yàgg na waaye dafa rawati nag ci contexte bi donc war nañu relancer suñu chaîne de valeur war nañu relancer également gestion foncière u réew mi sénégalais yi gën koo téye fexe ba suufu réew mi bu mu dem ci loxo ñi fi dëkkul ñetteel bi war nañoo relancer également industrialisation réew mi positionner les opérateurs économiques sénégalais parce que lu mu jàng nga lu mu metti ci réew mi la ñuy des amuñu fenn fu réew est-ce que INACO jàppoo ak yéen ñi mel ni yéen di ay kuréelu commerçant wu Sénégal am ngeen capacité maanaam doxal lu bari ci mbirum mbay ndax booy xool mbayum soble ngi fi mbayum ceeba ngi fi mbayum pulloox a ngi fi mbayum kamaate njamb jaa ngi fi ndax pare ngeen dugal seen loxo ci yooyu nag yéen ca bàyyi rek nag yu yomb yi ceeb beek rek wuti bitim réew. non romb nañu foofu boo koy seet maa ngi lay wax tey ci suba dañu nekkoon ci benn visite d'industrie industrie ba ñu demoon visiter ji tey ñun waa UNACOIS ma gunge ci président capitaine d'industrie bi ki ko taxawal commerçant la woon c'est bien tey daanaka mooy numéro 1 du marché de l'huile au Sénégal donc exemple yu mel noonu du jeex bari na commerçant yoo xam ne tey ñu ngi ci reconversion jóge ci mbiru importation di industrialiser wu activité d'investissement mu gokk di industrialiser wu d'accord Ousmane léegi ci 15 heures ma dak nga daayal foofu rapidement non dama la bëgg a jox information bu am solo waaw bala ngaa dem allez-y ñu ngi waxtaan ak ministère du commerce parce que dafa am partenariat boo xam ne moo dox diggante ministère du commerce Ecobank ADPME ak agence de régulation des marchés partenariat boobu tax na tey li ñu waroon a élaborer ci programme boo xam ne mooy industrialiser filière u ceeb bi mooy renforcer industrialisation filière u ceeb bi industrialiser filière oignon industrialiser filière pomme de terre ak boole nañ ci anacarde ak pomme de terre pare nañu commerçant yi jël engagement pour investir pare nañu banque bi pare nañu ñu ngi ko fas yéene jébal ministère du commerce d'accord pour finaliser liggéey boobu ak ñoom macha donc allah vraiment wees nañu yéene fi mu ne nii ci engagement la ñu toll daañu amaat occasion DTV ak waa UNACOIS liggéey ci lu bëri ndax dama koy faral di wax UNACOIS googu ñun tamit en tant que privé le PDG Sidi Diagne foofu la bokk kon ñun ak yéen moom faaw ñu am benn partenariat ngir suuxat sunum réew wane ni am na lu Sénégal am ci ay potentiel nañ ko exploiter looloo tax man tout le temps damay sawar ci liggéey ak waa UNACOIS merci Ousmane Sy Ndiaye jërëjëf ba ëllëg incha allah ci beneen plateau spécial. jërëjëf Modou merci beaucoup. merci beaucoup maa ngi leen di encourager bu baax. jërëjëf taxawaay bi rafet na
ensemble on va vaincre le coronavirus. merci beaucoup nuyul ma Moustapha Lo nuyul ma kilifa gi Idi Thiam ak mbooleem ñi ngeen seqal foofu nga xam mooy bureau bi ci Unacois Jàppo ma dem Canada bala may jox biyaa gi ñu tëj ci li nga xam mooy plateau bi Canada ak Oumy Sarr beneen sénégalaise Oumy Sarr naka waa Canada salaamaaleykum. maa ngi sant yàlla maa ngi lay ziar Mbacke maa ngi lay ziar. Mbacke da neex na waaye ña ngi laa sant de ña ngi de wax dëgg yàlla. waa Mbacke. ña ngi de neex na lool ba dàq Mbacke daanaka waaw. alors ndaka waa Canada Oumy foofu ndaka sénégalais yi foofu may wax ni yow itam bokk nga ci sénégalais yi imprégné wu foofu ñi am dëgg-dëgg intégration ci Canada may wax ni sax nekkoon nga fa candidate ay jamonoom di wane ni kon yaa ngi fa yëngu ba yëngu ci politique ba am fa intégration ne ci parti politique foofu le alors rapidement waxtu wi tam dafa xaw a sori bi ñu lay jël xam naa dañuy junj rek nuyoo ba ëllëg incha allah mais ndaka foofu aide bi ñuy wax ndax ñëw na Canada yow mi yëngu ci wàllu googu ak immigré yi foofu fu ngeen toll. waaw ñun fii vraiment je dis dëkk bi si boppam dañu ànd ak discipline dëkk bi yëpp dañu discipline ma ni la ñun ñëpp lépp loo xamee ni premier ministre bi bu waxee benn baat rek dafay wax tout le temps ci télévision bi chaque jour day yendu ba suba dafay yendu di waxtaan ak population bi mais aussi sunu population bi aussi ñëpp dañu ànd ak yar ak teggin boo dégg ci benn panel bi si boo waxee benn télévision rek ni wax nañu lii rek baax na rek ñëpp dañ koy appliquer macha allah waaw Oumy Sarr maa ngi laaj sàng ni bu rombee situation bi ni ko Canadiens yi di gérer yéen tamit en tant que ay émigré yéen a ngi doon dégg coowal aide bi nga xam dafa war a dugg ci yéen diaspora bi Canada jot na wàllam am déet ni Espagne amee 30 millions South Africa am 15 millions wala sax Brésil ak Argentine mi am 10 millions Canada moom rapidement ñaata millions francs CFA moo fa daanu. mais pour le moment affaire bi déggaguma. déggaguloo ko manuma pare parce que kenn déggaguma ko daal. d'accord loolu moom. am na fi ay aide yoo xam ne ci étudiants yi même am na ñoo xam ne immigré lañu aussi am na ñoo xam ne am nañu droit. am nañu ndimbal. parce que yi dafa bett ñëpp. waaw d'accord ñu mu bett. Oumy Sarr merci xam naa dana la jëlaat li fekk ëllëg lu gën a yaatu ñun ñu waa Canada bu baax merci beaucoup. waaw jërëjëf alors Sambou bu yàggi lay dem ci moom daal di tëj ndax 17h léegi mu jot TMTC Léna Mbaye ak équipe am daal di teew yeggale programme bu DTV Sambou bu yàggi diglu nga suñu waxtaan ak li fi jot a jaax ñëpp diglu nga tamit suñu waxtaan ak waa Unacois Jàppo Ousmane Sy Ndiaye alors commentaire boo ci def rapidement. waaw loolu dafay am loo xamante ne rek mooy que ni dañuy wax ne feebar bi daanaka ñëpp la jaaxal. bu jaaxalee ñëpp nag kenn ku nekk da nga ko war a def sa yëf boo ko defee sa yëf nga daal ci mucc boo ci muccee sa mbokk mucc ci sa mbokk bu ci muccee gox bi yëpp mucc donc loolu mooy wax ji nañu moytu encore une fois li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy teree ñi topp la nga xamante ne moom la kër docteur diggee ci wàllu kaaraange rawatina xeexu coronavirus bi waaye tamit di woo waa Ndakaaru parce que Modou Mbacké Dakar nekk na épicentre bu coronavirus bi mais également du côté de Touba waay nañu jàpp ne pour mucc ci mbir mi mooy lépp li nga xamante ne tere nañ ko nañu ko bàyyi encore une fois rassemblement moom mooy indi lépp rassemblement cas contact cas transmission communautaire boo dégg rek xamal ne rassemblement moo ko indi parce que xamuñu fan nga jëlee feebar bi loolu moo tax nañ ko moytu bu baax a baax la nga xamante ne moom mooy rassemblement bi nañ ko wàññi te la nga xamante ne moom mooy masque yi nañ ko jëfandikoo bu baax a baax a baax masque bi am na solo suba sax dina ñëw ci li nga xamante ne moom mooy yenn masque yi ban masque baax ban moo baaxul lan lay faj lan lay aar loolu yëpp ci édition spéciale bi dinañ ko indi ngir rek kenn ku nekk xam ne lépp loo defar ci lu jëm ci wàllu masque am na lu muy faj ci wàllu li nga xamante moom mooy xeex coronavirus bi parce que ci lu ñu nekk mooy Modou Mbacké ma jeexalee foofu nekkul daan corona
nekkul xeex ak corona waaye xeex la nga xamante ne moom mooy propagation maanaam tukki bi muy tukki nañu ko arrêté parce que dafa di épidémie wala ñu ne pandémie bu amee dafa am lu ñuy wax stopper d'abord la pandémie dañ koy taxawal ba pare boo ko stoppé ba noppi nag nga door a jàkkaarloo moom nga xeex ak moom mooy kër docteur yi ñu def mooy ñi ñu téye jamono ji mu toll ci 136 nekk di leen di faj loolu mooy xeex bu mujj mais tant que mu ngi dem mu ngi voyager mu ngi dem mu ngi dugg ci biir nit ñi munoo ko faj donc lii faj bu njëkk bi mooy stoppé ko te loolu stop bi du dara lu dul li nga xamante ne moom lañ diggee nañ ko def nañ couvre-feu ñu ne bu kenn bu mu génn guddi ñu ne képp koo xam ne amoo looy def bul génn toogal sa kër ñu ne nañ leen takk masque yi gis nga fu ma ne maa ngi ak sama masque mu ngi nii ku nekk fa nga nekk na nga takk masque ñu ne moytu leen loolu def leen lii loolu buñ ko defee dañuy stoppé li nga xamante ne moom mooy feebar bi donc loolu du yow Modou Mbacké yaa koy defal keneen du man maa koy defal keneen du keneen moo koy defal keneen kenn ku nekk na nga ko defal sa bopp am part boo ci war a dem waa kay loolu mooy wax ji xam naa ëllëg incha allah daañu gën a toj du ñàkk sax ñu indi fi benn spécialiste ci wàllu médecine rawatina mbirum masque ak ñoom seen ndax aajo nañu xam ko ndax gis nañ ni partout même États-Unis seen ay tailleur ña ngay defar ay masque di ko jox askan wi mais am na accompagnement bu am ndax Sénégal loolu am na fi ndax da ngay jël rek comme masque bi ma yor nii rek day takk sa kanam mu nar laa fatt nar laa xëjloo boo defu ndànk wala da ngay jël lu la neex taf sa kanam fekk mu téye benn microbe loolu lépp aajo na waxtaan im naa incha allah kon demain daañu ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo merci beaucoup Sambou bu yàgg jaajëf Modou Mbacké ba suba incha allah ba suba incha allah alors kon ñu gërëm ñi ànd ak ñun boobaak léegi gërëm nañu bu baax Ousmane Sy Ndiaye Inakwa gërëm El Hadji Modou Gueye ca Touba Modou Mamoun Kane ca Touba def na intervention ba am solo moom itam gërëm nañu aussi Momar Dieng Diop ca Espagne gërëm tam bu baax ki nga xam si moo di rek Oumy Sarr ca Canada gërëm it ñi waroon a ànd ak ñun waa Arabie Saoudite waa Italie ñoom ñëpp waxtu tey moo xat lool ndax tam ni la demee des fois mën ta ñàkk dugal ci yenn actualité yi merci beaucoup nuyu itam bu baax ki nga xam rek moo di Cheikh Allemagne moom itam nekk fi nga xam mooy ci Sénégal xam naa mi ngi ci confinement bi jaajëf Cheikh Allemagne nuyul ñu bokk Kër Massar bu baax a baax ak di nuyul ñu ma xale yi ak madame Ngom mi ñuy bàyyi xel saa su ne ci DTV alors kon incha allah di bàyyi ak suñuy programme 17h jot na Leena Mbaye ak équipe am TMTC lay doon bu noppee 19h xabaar ci wolof 20h xabaar ci français noonu la seen DTV ànd ak askan wi ci programme bam solo jaa ngeen jëf ba ëllëg incha allah même heure 15h30 ba 17h édition spéciale Covid 19 jaa ngeen jëf.